ñu dalal sunu gan Moustapha Lo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. kilifa nga ci UNACOIS vice président nga fa yow lañ dénk lépp lu aju ci wàllu industrialisation usines yeeg ñoom seen. ci biir UNACOIS bànqaas boobu yow lañ ko dénk nga nekk vice président. UNACOIS buñ ko déggee genn ci mbootaay yi ëmbi commerçant la ci Sénégal. dafa am nag coow lu jóg fan yi ba jural ñenn ñi. tëj seeni boutique ne duñu jaay ndax ñàkk ànd ci lu ci mel ni li douane bi di def ci ñoom la ñu war a fay bu ñu war a jàllale marchandise dugal ci réew mi yéen waa UNACOIS ngeen ni bokk leen ci grève boobu lu tax. jërëjëf sëñ Babacar maa ngi leen di nuyu bokk auditeurs yi ñu déglu yépp di la wax ne question bi nga posé. dañ ci tontu mooy UNACOIS ku ko xam ci bu mu créé woo ak tey mi ngi bëgg a yàgg parce que 89 la ba tey ñoo ngi 2019 donc mbooloo mu mel noonu nag yàggee noonu defe naa ne problème bu koy faj du day tëb rek dem grève te dañuy wax ni buntu su ubbeekoo defe naa ne jërul dajji. te bu fekkee ne loo mën a def da ngay waxtaan te ñi ngay bu fekkee jafe-jafe moo am te ñi nga jàpp ne jafe-jafe bi ñoom lañ koy liggéeyloo ñu ubbi seeni bunt di ci waxtaan buñ la ca oowee ñuy waxtaan def naa ne ci boobu moment kon jaratul di def benn xeex loolu moo tax UNACOIS bokkul ci jëf jooju nga xam ne ñeneen ñu ngi koy def li am nag dañu jàpp ne jafe-jafe moo am. bi jafe-jafe amee ca temps yële ci ginnaaw douane wax ne dafa am ak soppaliku ci ni nga xam ne noonu la ñu doon dédouaner marchandises yi ci port bi loolu nag ci ñan la soppiku bi am mooy ci ñi nga xam ne mooy ñi ñu tuddee secteur informel mooy commerçant yi gën a ndawe te bu ñuy jëndee ñaare du ñu mën a doxal li ñuy jëndee ci ni ko yoon waxale ñu ne kon war nañ ci wutal leen ak woyefal gi nga xam ne daañ ci mën a jaar ñoom di liggéey woyefal woowu nag du lu tàmbali tey ndax loi la bu fi nekkoon depuis 1992 muy loi bu nga xam ne si mooy programme de vérification d'importation PVI bi nga xamee ne Sénégal daf ko wote en 92 ci lañ jëkkoon a instauré système bii ñuy def tey loi bi wax ne bépp marchandise boo xam ne nit ki jënd na ko mu jëm si Sénégal su matee million du mën a ñàkk mukk dafay am lu ñu tuddee DPI déclaration préalable à l'importation léegi nag loolu soo ko defee su fekkee ne valeur u marchandise bi dafa mat ñetti million dafay am benn attestation de vérification boo xam ne am na compagnie bu fi nekk moom moo la koy attesté wane ne marchandise bi nga jënd nangam nga ko jëndee quantité bi ñaata la qualité bi ñaata la bi ñu commencé def loolu ak tey nag xam nga 92 ak léegi yàgg na diggante bi am na ay woyefal am na xëy na loo xam ne si dañu ko bàyyi woon pour yërmande tey nag dem nañ ba nga xam ne fii monde bi toll tey changement am na douane indi programme bu bees wane na damay dématérialiser ni ma doon dédouaner xam nga su fekkee ne da ngay dématérialiser am na logiciel boo teg. logiciel bi loolu boo ko déggee mooy maanaam yëf yi léegi dañ koy dugal ci ordinateur mën ko saytu mu bañ a doon ni kayit léegi lépp ñu digitaliser ko. effectivement noonu la loolu la ñu wax loolu nag bu ñu koy def logiciel moo koy def kon léegi man commerçant bi su ma importé ñëw di naan ma ana facture bi nga importé woon bu fekkee ne damaa am importé lu ëpp 1 million day fekk am naa DPI damay dem ci beneen organisme bu tudd Orbis pour wane ne man kat Moustapha Lo indi naa marchandise boo xam ne ëpp na 1 million. joxe samay coordonnées bancaires joxe sama NINEA ñu defal ma këyit boobu dafay am référence facture bi fournisseur bi su ma dikkee ci sama transitaire bu may déclarer loolu lay yor fekk na kon man damaa jënd man lu ëpp 1 million war na ma am DPI léegi nag xam nga jafe-jafe yëpp mooy commerçant yi dañ ne lu tax premièrement sama xaalis bi ma yóbbu jëndee ko marchandise te maa ngi ko jënd ci wuute donc naka laay doxee ak sama banque est-ce que dama koy transférer déet fekk déedéet DPI bi
dafa am ay mode de paiement yu bari yuñ ci def ba bind ci autre bind nañ ci loo xam ne maanaam wax nañ ndax da ngaa fayee banque ndax da ngaa transféré ndax da ngaa def remise documentaire ndax da nga fay ak lettre de crédit su dul loolu nan nga fayee boobu nag ñu gën a bari ci commerçant yi tey loolu lañ doon def ci lañ doon jaar di fayee te boobu loolu ba léegi kenn terewu leen ko muy autre boobu. beneen bi su fekkee dafa war a am AV marchandise bi su matee 3 millions day am attestation de vérification léegi nag loolu ba léegi douane ne képp ku inditi benn marchandise def ko ci benn conteneur mu nekk conteneur 20 pieds comme mu nekk conteneur 40 pieds mu nekk tur benn nit li yoon bi wax mooy da nga war a am AV parce que douane day jugé na li nga indi ëpp na 3 millions su ëppee 3 millions dafa war a am AV. kon donc ñi bañ ne ñun nag loolu duñ ko man ndax xëy na marchandise bi su xasee ba am AV man kat mooy ne wàññi nañ sama marchandise te fa ma koy chargé xam nañ qualité bi xam nañ prix bi ma ko jënde ma dikk ñu bëgg maa fayloo bëgg maa viruloo sama xaalis ci banque bi te man fayoon naa sama xaalis ba pare loolu beneen problème la ci commerçant yi. loolu waxuñ dëgg tamit diisul ci ñoom mi tam. mën a am diis na ci ñoom waaye teewul loolu daf ci am ak oyofal loolu mooy kenn ki mën a dem jënd conteneur. ki mën a jënd benn conteneur yow dong moo xam conteneur 20 pieds wala conteneur 40 pieds lañu exigé loolu mais ñi nga xam ne ay commerçant yu ndaw lañ ñu dajaloo dem jënd benn conteneur bokk ko muy groupage ñooñu kenn exigé wu leen loolu. léegi nag douane indi benn valeur bu tudd valeur correctif nga xam ne exceptionnellement maanaam dañu koy appliquer exceptionnellement ki nga xam ne dafa am AV nekk commerçant bu ñu identifié mu leer yi fa mu dikkee moom kooku kenn du ko appliqué valeur boobu parce que yoonu douane néewu ci douane li mu wax mooy li OMC wax li nga jëndee marchandise mi mooy valeur am booy déclaré dañ lay jox sa bon su fekkee ne am na ay suite enquête douanière ñoo koy def pour xam ndax li nga wax loolu la wala du loolu léegi nag ki nga xam ne si dafa day importer moom normalement nekk commerçant bu normal amul problème par rapport ak système bi. su fekkee ne nag léegi ki nga xam ne si moom ci beneen système bi la nekk mooy damaa indi sama conteneur def ci mu nekk ñetti tour ñeenti tour mu nekk groupage douane ne yow nag comme yow jaaroo ci yoon mi nga war a jaar valeur bii lañ lay appliqué valeur boobu buñ ko xoolee buñ ko nattee dafay yemoo ak valeur bi nga xam ne ki jaar ci yoon moom la fay. kon ci lu leer jàmbat yi nga xamante ne moo tax ba ñi bokk ci association des commerçants et industriels du Sénégal grève tey dem ba léegi sax d'ailleurs jàmbat yooyu jarutu woon grève. nun jàpp nuñu sax jàmbat ndax waxtaan jàmbat la ndax lu tax ba nit tëj boutique am jàmbat boobu am nañ ci juróom-ñetti réunion ak douane comme li ma la wax ci départ bi la buntu buñ tëjul la bu ñu ubbi douane mënoon na koo def te du tàggu kenn douane mënoon na koo def du tàggu benn commerçant mais douane daf ko def tàggu ne ñëw leen nu waxtaan biñ ne ñëw leen nu waxtaan bi ñu demee ñu teg produit benn par benn bii kat jëloon nañ ko lii ñaata ngeen ciy fay dama lay jox exemple bu gàtt bu terre à terre jiin yi ñuy jaay ci marché bi dañ ne douane dafa ne jiin bi ñaar téeméer lan jàpp ne moom bu ko jënd siin ñaar téeméer comme jëndee nga ko ñaar téeméer siin nag ci yow ci secteur informel nga nekk mënoo koo jaarale ci fu formel boo dikkee Sénégal téeméer nga ciy fay ci jiin bi. mais lu commerçant di jàmbat moom ba mu jaral ko grève mbootaay gu mel ne UNACOIS bokk ci itam xanaa ku jég mbootaay moo tax ngeen ñàkk cee bokk waaye ñoom li ñuy tawat du tawati caaxaan itam. jàppe wuñ ko tawatu caaxaan wala kujjee mbootaay waaye li ma la wax fam ñu nga xam ne dañu am maturité. fam organisation yi nga xam ne dañu am maturité xam naka la ñuy doxale xam nañu ñi ñu séqal dëkk bi ñan lañu te itam dama ne la loo xam ne fanweeri at yaa ngi koy défendre xam nga fu mu dëngee ak fu mu yàqoo xam nga nekk ci yoon di grève amul problème waaye nekkoo ci yoon ñu lay nañ ma yërëm loolu kilifa du ko wax pour grève ci nañ ma yërëm déedéet yoon lañ teg boo xam ne wote nañ ko depuis 92 muy loi bu fi nekk ñu war ko appliquer mu war dal ci kaw ñëpp léegi nag nañ ma ko oyofalal ñun duñ ci dem grève surtout que ki ko yore war a appliquer parce que niveau de négociation newuñu ci de douane ay agents exécutants lañ dañ leen a jox ordre dañoo war exécuter bëgg lu woyofal nit ñi moo tax ñu ne ñëw la ñu waxtaanee ko ba buñ ko tegee seen kaw du metti léegi nag loolu diggante bi ku ci gisul sa bopp ca waxtaan wa ba ne duma ca bokk mais da nga amul argument mais soo amee argument ti njëmee li ngay def c'est vide ku ko def ku nekk luñ décider sa gannaaw yaa ko accepté parce que ñëw leen ñu waxtaan la
dégg naa ci ay wax ñu ne ñu wax ne xëy na sax dañu wax ne ñoom dañu wax ne leen seen lii ngeen fi indi duñ ci wax xam nga buñ ne lee conteneur bu nekk boo dikkee ne nañ ma defal conteneur bi naay fay rek conteneur bu dee 20 pieds nañ ma wax damay joxe exemple ci boo xam ne ko ne mën ko jàpp conteneur bu dee 20 pieds 1 million la bu dee 40 pieds 2 millions la loolu laa bëgg ñu defal ma waaw conteneur bu def or ak bu def mboob ñoo yem est-ce que ñoo yem valeur bi ci nekk conteneur bu def tissu bassin Getzner ak conteneur bu def ay jeans est-ce que ñoo yem prix conteneur bu def quincaillerie Legrand bu de première qualité européen ak bu ñu jëlee siin est-ce que ñoo yem prix nga ne léegi nañ ma defal bii forfait ñu ne douane ne déedéet forfait mënu ma ko def li ma mën a def mooy mën na maa indi marchandise par marchandise mu discuter ko benn par benn ba mu jeex waaye nag forfait moom duñ ko discuter parce que du suñu sujet loolu xëy na moo indi maire bi man yeddu ma leen ci li ñu def aussi ku nekk boo xoolee ne sa intérêt kenn sauvegarder wu ko am nga droit dem grève waaye nag na nga grève mais na nga bàyyi ki grèvewul librement mu liggéey su bëggee liggéey bul forcer kenn ne ko doo ubbi wala su ubbi nii wala nii loolu jaru ko parce que. mais jamono ji daf mel ni comme donte sax yow ay explications yi nga joxe yëpp ñoom peut-être waruñu woon grève ndax amuñ fi ñu ko wekk fi nga xamante ne yoon la waaye teewut ñu bëri ànd nañoo ak ñoom ndax démb ñu bëri itam tëj nañu seen boutique est-ce que loolu wanewul xëy na benn désaveu ci yenn kuréel yi bu mel ni seen bos bi nga xamante ne nee nga sax def ngeen fi 30 ans. ak sori nañu loolu ak mu nekk désaveu c'est-à-dire que ñun suñu bopp su fekkoon ne dañoo def na ñooñu njëgëral def taxaw ci nit ñi kuñ ne tëjal ñu ne ko ubbil mais ñun suñu maturité ëpp na loolu. kon da nga bëgg a wax ne ñoom dañ doon forcer. dem di forcer ay nit dem ay comité def seen comité de défense ne nañ forcer nit ñi ñu tëj ñun duñ dem di tëjiloo nit ñi parce que UNACOIS du forcer kenn ñun duñu forcer kenn te li nga xam ne mooy commerçant yi du marché Sandaga rek. ñi seet waroon nañoo xool ndax Sandaga rek moo tëj wala dem nañ HLM wala Colobane wala Fella wala dem nañ ci régions yi est-ce que ñun dañu yor union nationale des commerçants industriels du Sénégal du ay mbootaayu caaxaan du ay yëfu xale lu sérieux lañ yor institution lañ yor dama ne à chaque fois que problème national am ci économie bi UNACOIS mooy jëkk a intervenir. mais xale yooyu ngeen di xeeb mel ni tey ñoom yëngal nañ marché bi ndax seen grève bi dafa wane ni. am nañ doole ndax boutique yu bëri tëj na est-ce que loolu itam njàngat gees ci war a def mooy di ne UNACOIS bi ñu jàppee woon ni moo ëpp doole fi mu toll nii ci wàllu mbootaayu commerçant fi mu toll nii doole jooju ñu ko xamee woon amatu ko ndax bokku leen ci grève bi te terewul njaay mi sooxe na démb ak léegi. jàpp ma mukk ñun ne xeeb nañ ko mën a doon ñun duñu xeeb kenn parce que du suñu rôle ñu peese nit ki lan la am ak lu mu amul li nga xam ne si lan war a def rek la ñuy def xeebuñu kenn de. ku gën a tuuti ku nekk jox nañ la sa cër diw xale la wala mag la du suñu cër duñu qualification yi nekkuñu ci li leer ba leer nag mooy ña gëm UNACOIS démb ak bërki démb ñoom ña nga fañ nekkoon virgule nekku ci lañ changé waaye dama la wax sànq ne la comité de défense bu dikk taxaw ci ay commerçant ne leen bu ngeen tëjul ñu dal seen kaw te fekk na sécurité bi ñu waroon a jël parce que ñun prévoir duñu woon ne loolu commerçant dana ko mën a defal ak morom ji mais bu ñu ko préparé nañ xool tey ak suba est-ce que lu demoon démb dina am wala déedéet beneen bi ci des mooy UNACOIS dootul wax ne maay diw parce que lu ñu prouvé dootuñu prouvé mukk lu ëpp loolu keneen ku ci gisul sa bopp am nga droit dem defi leneen mais li leer ba leer mooy amul benn branche économique booy yëngal tey ci Sénégal te UNACOIS bu ca dugalul loxoom day arrêté. bu dee commerce li xew démb. boutique yi tëj magasin yi tëj ni mu bëree est-ce que du wane ni seen doole am na lu ca fellu. donte benn nit moo génn ci mbooloo mi tëj wàññeeku doole day wàññeeku donte benn nit rek moo génn ci mbooloo mi nga yor dem tëj boutique am sa doole am na lu ci wàññeeku mais kooku tëj lan moo tax mu tëj ak lu ko tëj loo. bu fekkee ne da nga am ay responsabilité nekk nit bu responsable am na loo xam ne ki xamul du la ko def loo damay wax nag ne Sénégal ñaare xamul docteur bi vacciné nit ki ba feebarul li mu xam mooy docteur bu mën a faj ki vacciné nit ki ba feebarul ak ki mën a faj lañu xàmmeegul ba léegi ki faj rek la ñu xam mooy ki feebar diw di feebar na tëdd na diwoo ko faj ñu ne kooku koy moom moo fi man ki fexe ba feebaroo kooku mooy docteur bi
UNACOIS lu mu def mooy fexe ba bépp luy metti lu jëm si ci commerçant yi mu jóg takk ndigam lu jëm ci waxuma commerçant yi sax loin de là lu jëm ci population bi lu jëm ci luy jëmale réew mi kanam mu taxaw ci ba loola mu teel koo préparer ba dara lu yàqu du ci am. parce que lii ma lay wax nii juróom-ñetti réunion lañ ci def ak douane topp ko benn produit par produit ba mu jeex ñu doon taxaw di xaar nag conclusion yi am biñ xaar conclusion yi am. douane ne xool na ko jàpp nañ ne lii baax na nañ ko appliquer à partir de xëy na le 1er octobre diggante bi la lii am waaye léegi ñi grève tey boo leen nelee dédouanement kenn mënul taxaw ne dama am problème ci douane bi moo tax mënuma dédouaner jënd marchandise yenn ko indi ni xaw ma lu ma ko jëndee loolu neex naa wax loolu ci gannaaw comptoir mais doo ko wax ci kanamu douane doo ko wax ci kanamu commerçant yi xam comme yow xaw ma ñaata marchandise ñaata moo ne sama biir conteneur mën nga toog sa biir néeg di ko wax mais doo ko wax ci kanamu douane xaw ma lu ma ko jëndee mënu maa fay xaw ma nu ma ko fayee loolu ay waxu kasaaw la. dafa am yoo xam ne si mag du ko wax gone nag mën na ko wax. am na ñi nga xam ne si dañu jàng lu bari dañuy wax ne am na loo xam ne araamul bonul waaye gone mën na ko def waaye mag du ko def. démb ay boutiques yu bëri tëj commerçant yu bëri banque seen i loxo yow nga jàpp ne am na ñenn ñi nga xamante ne dañ leen forcer ñu suivre mouvement bi loolu premier jour ba la deuxième jour ba on a l'impression que yéen da ngeen jël seen disposition pour loolu bañ am lana. du ñun nooy jël disposition parce que sécurité nekkul suñu loxo waaye état mi nga xam ne si moom war na jël ay disposition mais da ngeen ko cee soññ. duñ ko soññi mais état xam nga information moom ku koy am état la ko ëppale ñun duñu soññi état ndax lii wala lële mais ñi nga xam ne si dañu leen a forcer pour ñu tëj état gis na léegi nag état mooy jël ay disposition boppam pour xëy na ku war a liggéey da nga war a liggéey ku bëgg a grève dama ne encore une fois ñoom ñëpp libre nañ ci grève maanaam 100 ans ku ne am nga ci sa liberté ay commerçant lañ am nañ ci droit soo ba ngoon waaye dama ne ku grève ku sànni xeer ku taal boutique lu waaye mën a def xam nga fooy mujj ci taabal boobu nag da nga waa ji dafa koo ubbi ne la kaay nu waxtaan yow wax négociation rek ci ngay mujj comme nag yow négociation bi tegal nañ la ko ne la kaay ñu waxtaan lan nga bëgg a defaat lan nga mën a def bu weesoo nag seen xiiroo googu yéen ñi nga xam ne commerçant ñu mag ñeeg ñu ndaw ñi am na ci loo xam ne moom ñii jënd moo leen fi tax a toog te moo leen di may koom ñii jënd nag jaaxle nañ lool ci marché bi ak njëg yi nga xam ni lu neex waay def jàmbat gi bëri na te mel na ni pexe amu ci nguur gi bu ci yàccaaralu itam xëy na amu ci saafara loolu moom yéen en tant que UNACOIS organisation responsable comme ni muy fesee ci say kàddu ci suba ak léegi loolu moom kañ lay dakk ci marché bi lu neex waay jaayee. lu neex waay jaayee ci ban produit sans dépend xam nga dafa am ay produits yi nga xam ne si tey mën nañu wax ne njëg yi nguuru Sénégal daf ci teg bëtam daf koy xool daf koy sàmm lu demee ne ceeb lu demee ne diwlin lu demee ne sukkar lu demee ne farine lu demee ne gaz yooyu dañ koy sàmm état daf ci teg bëtam am ay prix yuñ ko tegal ku ko jéggi prix yooyu bu ne yoon dafay dal sa kaw yeneen yi nga xam ne nag état tegu ci bëtam nga xam ne prix vente libre la lu waaye def baax na. jërëjëf Moustapha Lo vice-président ca UNACOIS mbootaayu commerçant.